asalaamaaleykum rahmatullah mbokki Lac Rose TV ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm tey dañu ñëw ñàgg seet si benn champion bu ñuy wax Boy Niang ñu bàyyi ko mu nuyoo te présenté wu. waaw salaamaaleykum Cheikh ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi xam nga di sant sunu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim di sant Cheikh Abdou Barhama bu baax a baax di ko ñaanal yàlla na yàlla wéral ay cëram. guddal fanam ba mu eggale mission bi mu namm ci Maolana Cheikh Ibrahim di sant waa Medina Baye di sant waa Touba di sant waa Ndiassane di sant waa Yoff waa Layène di leen gërëm bu baax a baax di sant waa Thiénaba waa Bou Kounta Ndiassane di gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal rawatina waa ñàgg gi ma dëkk aussi di gërëm sama famille bu baax a baax di leen ñaanal yàlla di wax na yàlla nañ yàlla defal jàmm parce que nekk nañ famille boo xam te ni wax dëgg yàlla bokk ci famille boobu dafa neex muy famille ñi sant Diouf ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm tamit suñu grande sœur bu baax ku mel ni Fama nekk ba Mauritanie waa ñu am famille ba Mauritanie ay Meewaan ay Mbilor ay fépp daal fu ne am nañ fa famille Ndioussène te aussi tamit loolu rafet na dafa def acte bu rafet waaw nekk nit koo xam te ni dafa nekk def retrouvaille pour dajale famille bi yëpp te et puis Fama ñu ngi koy ñaanal yàlla di ko wax na Fama yoon bi nga jël yàlla na la yàlla defal sutura ba nga réussir loolu wax dëgg yàlla loolu la ñuy sant di gërëm waa ñàgg aussi di leen nuyu bu baax a baax di màggal sama waa kër bu baax et di màggal sama famille et sama grand frère yeeg sama jabar yeeg ñëpp maa leen di ñaanal yàlla di leen gërëm bu baax aussi. waaw bu ñu nee Boy Niang tey mu dëkk Niang Boy Niang suñu bëggee xam Boy Niang mooy kan lan nga ñu mën a wax ci Boy Niang mooy kan. waaw Boy Niang benn xale la rek benn xale bu nekk ci dëkk bi xam nga nekk nit koo xam te ne xëy na dañ fi nekk siix ak ñëpp jàmm ba yaakaar naa ci sama xel bu gàtt xëy na ñun yaruwuñ waaye nit ñi ñoo ñu bëgg koo xamante ne nii ba yàlla def na ni lépp lu ñu woote ñu wuyu si ñu wax dëgg yàlla fu ñu leen woo ñu wuyu si te lu ñu wax dinañ ñi déglu te et puis loolu ñun mënuñu leen cee fay waa ñàgg wax dëgg yàlla di leen gërëm bu baax a baax te damay wax particulièrement du ñàgg kese ay fu mel ni ay saaw ay nooto ay mboora ay guy jama ay jandeer ay xam nga ay màkka xam nga ñoom ñëpp maa leen di gërëm bu baax di gërëm tamit bu baax fu mel ni ay waa sama doomu ndijaay ay sama doomu bàjjen maa leen di gërëm bu baax parce que acte bi ñu def ci julli gi tamit maa ngi koy rafetlu bu baax a baax waaw di wax na Boy Niang moom nekk na benn jeune juddoo ñàgg yaroo fi màgge fi xam nga ba toll niñ toll nii wax dëgg yàlla. Boy Niang def na daara wala jàng na école. Boy Niang moom mën naa ni moom deful daara te et puis tamit xam nga école comme ni ñu ko doon defee rek mooy école lu dugg mi di wàcc 10 heures. waaw te yaakaar naa école français def nañ ko mais yàgguñu fa defuñu fa dara dañoo dugg nu ma ko wax dañoo dugg 8 heures ñu dàq ñu midi. léegi ñu ñëw ci maanaam wàllu métier Boy Niang am na métier wala déet. waaw Boy Niang ñu bari duñu am métier. waaw Boy Niang moom wax dëgg yàlla bëri naa métier moom wax dëgg yàlla parce que dem nañ ba mujj gi dañ ma doon wooye l'homme 12 métiers. parce que bi ma nekkee booy sax loolu lañ ma doon wax man j'ai fait du mécanique professionnel en quad moto laa doon def ak quad quoi mais en même temps je suis chauffeur. xam nga je fais aussi di garde rapproché dama koy def xam nga bëri naa ay métiers yu bëri xam nga dama ko doon use te yooyu yëpp yàlla def na ni maa ngi ciy jëriñu te dama doon def élevage tamit lu mel ni ay poulailler ay ginaar affaire yooyu am naa ci expérience bi kon yaakaar naa ne métier moom wax dëgg yàlla ñu ngi ceeg yoo xam te nii bépp buñ ci bëgg rek dinañ ko utiliser. ñu ñëw ci wàllu làmb. bu ñëwee ci wàllu làmb Boy Niang dafa doon bëri wala ci wàllu ndey wala ci wàllu baay wala fan la jëlee bëri. waaw bu dee côté làmb moom wax dëgg yàlla mën naa ne ndono la ci ñun quoi wax dëgg yàlla ndono la ci ñun di nuyu sama turandoo Boy Niang champion numéro 1 parce que mën naa ni numéro 1 sama maam moo ko yoroon sama maam moo ko ngémboon moo ko yoroon ci lu bëri ci wàllu làmb waaw parce que kon ñun yaakaar naa bu ñu ñëwee dugg ci làmb rek dañuy wax na dañoo doon làmb mais jëgaane wuñu làmb wax dëgg yàlla parce que sama maam dégg naa tamit nekkoon na champion bu mag ci anecdote am maa ngi koy déglu. benn waaye di ma wax mënu ma sa maam boo ko donnee boo melee ni moom ci jëmm moom mënu ma dootoo bëri adversaire ma ne ko lu tax mënu ma sa maam bu daan bëre mënu ma ku mu jàkkaar lool yow mi mu féete ginnaaw dootoo gis adversaire am kon loolu ñu ci wàllu ndey la wala wàllu baay. waaw wàllu papa sama maam Ousmane Diouf waaw sama maam Ousmane xam nga champion la wax dëgg yàlla te aussi tamit maa ngi gërëm sama papa bu baax parce que
daf ma bëgg daal te man tamit dama bëgg sama papa parce que papaam la ma tuddee et puis je suis fier de ça man dama fier ci sama famille te sama papa dama ko bëgg rek te yàlla tax et puis sama yaay maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge ak sama frère Abdou wax dëgg yàlla maa leen di gërëm bu baax bi ñu doon dund ci kaw suuf aussi tamit doon nañ ma taxawoo nu ne doon nañ ma ko soutenir te et puis tamit loolu dama ci kontaan di wax na yàlla mooy def lu ne kenn mënu ci dara te yàlla bu defee kenn du ko dindi wax dëgg yàlla. waaw ñu ñëw ci maanaam wàllu làmb ji. sa premier combat fan la woon. sama premier combat bu ma fàttali ko ñàgg la woon sama premier combat dóor ñàgg la woon maak benn mbër bu ñuy wax Petit Gueye te mu dëkk Mbéy. ñu bëre làmb ju neex. te anecdote bi ma ci am maa ngi koy fàttali ko quoi magam bu ñuy wax Papa Gueye. dañ ñëw gars yi na làmb ji comme booy bi dafa am doole. te boobu xam nga xëy xale lañ mais xam nga te ñun dañ nekkoon ay xale avant làmb dañ doon entraîné dañ doon def lu ne. léegi daal mag ji dem jëndi beurre quoi bi mu jëndee beurre di ko diw copain bi Petit Gueye bi mu ko diwee ba pare maa ngi ñëw di ko mbalak naka grand bi xanaa mburu nga yor mu ne ma wax lu raw mburu laa yor tey dinaa ko diw ba mu tooy doo ko jàpp fenn yàlla suturaal ñu tamit aussi biñ combat boobu ñu ñëw daan ko yàlla suturaal ñu yàlla may ñu ndam lu rëy wax dëgg yàlla ñu ngi koy félicité suñu bopp di encouragé Petit Gueye di ko wax sama gain la léegi nag wax dëgg yàlla sama waay la waaw mais combat boobu daal moo nekk sama premier combat bëri dóor ci làmb quoi. waaw léegi yow ñaata combat nga am ci bëri. ci làmb sama combat yi bëri nañ nag wax dëgg yàlla sama combat yi bëri nañ trop am naa lu mu dee war naa àgg ay 16 combats ay 15 wala 16 ëpp ay 16 daal 16 combats maximum. 16 combats ñaata victoire. ma xool 16 combats yi daal mën naa ni am nañ 4 défaites ak 12 victoires. ak 10 victoires 12 victoires. ñan nga daan ci ñoo xam ne am nañ tur. mbër yi ma daan te ñu am tur bëri na mën naa ci citer quelques mbër mën naa ci citer mbër bu mel ni Lamtoro mën naa ci citer mbër bu mel ni Pape Rebo mën naa ci citer mbër bu mel ni Robert mën naa ci citer mbër bu mel ni Gaynaago waaw mën naa ni ñooñu laa mujjee daan waaw di leen encourager bu baax a baax di leen ñaanal yàlla di leen wax na làmb moom moo demee noonu du question ko dama leen a man wala dara dama jàpp ne jour boobu yàlla moo ànd ak man rek ma am victoire mais amul benn mbër boo xam te ni daan naa la ba pare jàpp na maa la mën waaw dama jàpp na yàlla rek mooy maye quoi. léegi bu ñu ñëwee ci maanaam ñi nga xam ne ñoo la daan nga cité leen kan ak kan la. li ma mën a cité ci ñi ma daan mën naa ni rëg-rëg moo ma daan Tafa Leer ak kan ak nu mu tudd kii. ak Aliou Mbaye Nder waaw ñooñu ñoo ma daan ci làmb ak kan des na de ak sama combat kii waay. dégg naa mbëri waaw si seen défaite ñoom dañ koy fàtte. waaw si non dañ victoire la ñuy jàpp. waaw loolu souvent day am waaw nañ tëb loolu léegi ñu ñëw si Boy Niang maanaam ñu bari dañuy wax ni. Boy Niang du làqatu ci wàllu làmb. lu bari soo génnee da ngay daje ak moom. waaw dañ ne mbër maanaam dafa war a laaxatu. waa si loolu dëgg la nee nañ mbër day lëlu waaw màgg daan mais loolu dañ ko wax te loolu dëgg la aussi duñ ko bañal ñu koy wax parce que ñi koy wax ñëpp ñu xam làmb lañ ay magu làmb lañ mais man dama am benn jikko dama koy wax chaque jour maa ngi ciy jégalu bu baax aussi man je me suis dit que je suis pas un lutteur je suis un sportif parce que tey yaakaar naa li ñu wax ci mbër yëpp bu ko mbër dundee dootul am mbokk dootul am xarit. parce que nee nañ mbër warul wóolu kenn mbër warul gëm kenn mbër warul ànd ak kenn ba jàpp naa bépp mbër boo dégg ñu naan workat la rek j'espère que dama yaakaar ne day dund affaire mbër parce que tey maanaam sëñ Cheikh yow man ak yow niñ mel tey bu ma amoon combat ma bañ la jox loxo kon yaakaar naa am na leneen lu muy def ci sunu dund man ak yow te Cheikh yaakaar naa man ak yow bu ma ko jàppee affaire sport rek affaire fo kaf ree bu jeexee jeex na dëgg la kaf ak ree la mais ku ci daanu rus waaw mais tamit yaakaar naa boo yoree jikkoy mbër rek dootoo bëri ay mbokk sa famille sax ngay njëkk a écarté. waaw mais soo bëggee doon mbër soo bëggee doon bërikat. bërikat nga cité. wala mbër bi. yaa ngi dégg bu fekkee ne mbër bi nga cité. il faut nga yor jikkoy mbër. bu fekkee ne bërikat bi nga cité nag. il faut nga yor jikkoy bërikat. waaw mais yaakaar naa champion soo ko bëggee doon. il faut nga yor jikkoy mbër. dégg nga te mën naa cité benn anecdote sa combat bu mujj. dama gis ngay dem terrain. dem entraînement su ma juumul mais boobu noonu bi combat bi jege si na mais da nga jaar ci biir dëkk bi nga dox. dem mais pourquoi pas mën woon jël oto. si xam nga tey mooy li ñu wax rek Cheikh loolu dama ci d'accord te tamit yaakaar naa su ma yoroon
oto tamit yor xaalis bu dul jeex egg fi mbër yi tool ci làmb fi ñu ñaan yàlla mébét àgg fa man fierté bi ma am mooy man su ma nekkee ñàgg damay bëgg a dund en paix quoi damay bëgg a dund ak samay mbokk saavonteeg ñoom siix ak ñoom jàmm wax dëgg yàlla loolu daf may neex ba moo tax ma def loolu xam nga tamit am na ñoom te ne xëy na ñu ngi ciy critiquer di ci wax mais dama jàpp na àdduna bi fi dara jëru fi jaay et j'espère que yaakaar naa man dama am benn esprit quoi moom xëy na moo ma sonal dama jàpp na man aw moom noonu dama jàpp na kenn bañu ma man damay wax na kay man maay wut ñu may bañ waaye man kenn bañu ma wax dëgg yàlla loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax aussi di wax na looloo waral may comporte noonu ak waa ñaag parce que dama jàpp na ñëpp mu bëgg dama jàpp na sama ndamu ñaag yëpp sama defetu ñaag yëpp la ba moo tax man su ma jógee rek wax dëgg yàlla ku ma jox ma lekk ku ma jox ma naan parce que loolu laa jàpp sama xel bu gàtt quoi. waaw parce que dañu ne mbër day ñaaw njort. ça veut dire yow côté boobu ñaawoo ci njort. non non amoo problème boobu man franchement parce que yàlla moo ko wax quoi nee nañ nit ki mënoo sant yàlla te santoo doomu aadama waaw te dañ na nit ki nga dëkk rek moom nga mën a sant bala ngaa sant yàlla parce que yaakaar naa li muy métti mbokk ak dëkkandoo dara gënu ko foor yàlla moo ko wax moo ni bu ngeen jàppee mbokk ma jàppaleen waaye bu ngeen dogee mbokk ma dog leen kon yaakaar naa bu la làmb taxee dog say mbokk wax dëgg yàlla li nga bëgg gaw ma ne di nga ko am ci làmb. waaw bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci maanaam Boy Niang bu amee combat rek lay dem stade. non loolu moom dama ko doon def mais franchement gars yi waxtaan nañ ci ba léegi nii bu dul ma amee combat ak moomul combat yëpp damay dem stade xam nga seetaan làmb mu jeex ma ñibbisi te et puis tamit am na nit ñu bëri xëy na seen xel moo toll foofu jàpp nañ ne mbër moom bu demul stade rek du mën a am combat te da làmb dafa toll foo xam te nii dama koy cité di ko wax samay supporters di ko wax ñëpp di leen wax na nit ki amul lu dul ay supporteram nit ki tamit amul lu muy tiitaroo lu dul ay supporteram ay fansam la am amul leneen lu dul loolu te ay fansam ñoo ko mën a jàppale ci seen weccit ak seen li ñuy taxawoo ni ñuy demee stade parce que yaakaar naa fii képp ku fi daaxoon a bëri ci Sénégal di dem stade te doo yóbbu benn car tamit bu yàggee dootoo bëri parce que làmb moo toll foofu sponsor yi daw nañ te dañ leen di ñaan yàlla aussi tamit woo leen sponsor yi ñëw sponsoriser promoteurs yi ñu ñëw jàpp ci bu baax a baax aussi loolu dinañu neex trop quoi. mais dañ ne bu fekkee ne da nga di bëreetu mbër. da nga war a dem ci làmb yi di jaay sa bopp. mais dañu gis ne côté boobu yow dafa la manqué. si loolu moom dëgg la y a certaines choses yoo xamante ni aussi xam nga loolu si esprit nit rek lay doxee quoi tamit nit ki tamit da nga am staff ñu lay sant ngay def di la tere ngay bàyyi xam nga di gërëm sama staff bu baax aussi franchement bi ma leen amee ba léegi tamit rëccuwuma lu ma doon amee fan di gërëm suñu président écurie monsieur Ndiaye di gërëm suñu kër ci ku mel ni Thier ay ñoom Taalaba xam nga ay ñoom Mor Wade xam nga ñooñu ñëpp dañ leen di sant di leen gërëm parce que gis nañ li ñuy daj ci ñoom di gërëm sama booy bu baax a baax sama booy comme ñoom ni ñu koy waxee seen mafia bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm ay ñoom Fallou ay Baye Zal bu Touba ñoom Fallou tamit Touba la dëkk di gërëm bébé ñaag ak Boy ñaag 3 écurie bi di gërëm booy yëpp di leen wax na gis nañ ak Ibrahima Thiam ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax booy parce que dañuy sonn ci mbër. dañuy jóg ci wàllu. waaw parce que mbër yi da ngeen mën a gërëm. non loolu mënul mais ñu ñëw ci wàllu pardon ñu ñëw ci wàllu écurie bi. dañu gis ne Boy ñaag changé na écurie dem ñëwaat changé na écurie dem ñëwaat. mais dañu gis ne écurie bi mu nekk nii amul koo xam ne si ne toll na ni moom ba mu war a mën a contact ak moom. waaw dañuy rafetlu loolu aussi dañuy rafetlu kàddu googu dinañu neex torop nga tudd ko parce que génn nañ fi dem beneen écurie ñëwaat bu dee loolu am na tamit wax dëgg yàlla dañ jàpp na ñun boobu la taxoon ñu doon def loolu mooy moment boobu tolloon nañ foo xamante nii ci làmb xëy na dëkk bi booy gëmuñu ko woon de 100% te et puis yàlla suturaal nañu du ma ni man de waaye dama naan yàlla la quoi suturaal nañu ba Boy Niang am na benn niveau boo xamante ni ci làmb xëy na booy yëpp am nañ envie def li Boy Niang def wala bu fi jógee ñu taxaw ci ay tànkam waaw loolu moom dama ciy sant yàlla bu baax a baax ci loolu aussi moo waraloon génn bi mais du woon dara quoi te beneen côté bi ngay wax mooy affaire côté ku tolloog yow ak ku tolluwul ak yow man loolu gëwuma ko ci làmb xam la laa gëm ci làmb lii la làmb fit la fulla fayda jom yaakaar naa loolu bu nekkee ci yow soxlaatoo leneen man boo yi ma nekkal xeewuma leen te et puis nekk naa ak ñoom di contact ak ñoom ñaata at di daan ay mbër te loolu tamit damay jox benn anecdote tey dama la wax na la dama ci gis cité ay mbër yoo xam te ni tey bu doon tolloo kese la yaakaar naa kon ñoom dootuñu mën a contact ak kenn parce que boo génnewoon ku mel ni sama idole ku mel ni Yaxya Diop Yékini boo génnoon ci écurie am gisoo ko fa ëpp tey nga dem écurie Bombardier nga génn ko fa gisoo ko fa ëpp kon loolu yëpp ñoom daan nañ contact ñoo xam ne ñoo leen dab dabal
waaw mais mooy la ma la wax rek tey booy écurie bi ñàkkul ñoo xamante ni ñoo xamante ni ñooñu dabal te bu ñu amee combat dañuy ñëw di si jàpp ku mel ni sama doom yaay booy Paul maa ngi koy sant di ko encouragé di ko wax naka làmb moo demee noonu shortem bi pass daf ko ñàkk te bu ñu amee combat da ciy sonn waa ay Adidas ay bu Kër Massar sama gars yi yëpp wax dëgg yàlla ma amee combat dañ ciy sonn dañuy ñëw di si jàpp ay Paul bu daaru waaw moom tamit ñu ngi koy jaale yaayam dafa génn àdduna ñun ñëpp maa leen di sant bu baax di leen gërëm parce que di wax na ñun ñoo bokk gox bi te bu ñu amee làmb ñoom dañuy ñëw def li leen war wax dëgg yàlla. waaw mais yaa ngi may waxu parce que yaa ngi génn question yi waaw léegi bu ñu ñëw ci Boy Niang pourquoi pas du wàcc ci mbapat yi. Côté lutte simple moom wax dëgg yàlla man damay am envie dem defi lutte simple damay am envie def ko wax dëgg yàlla parce que képp kuy champion rek loolu ngay tiitaroo pour def lutte simple mais xëy na tamit. nit ñi ñoo bokkul gis-gis quoi man dama am ménagère boo xam te ni maa ngi koy gërëm aussi Marane Ndiaye biñ nekkee ba léegi rëccuwuma ko waaw mais sama grand la sama mag la sama xarit la du affaire ménager laa ko jàpp dama ko jàpp rek te yàlla tax waaw mais tey damay ñëw may fàttaliku benn tournoi bu amoon sama gars yi wax ma ko ñu ne ma dañ teg 10 nag gars yi préparé lépp na ma nañ dem ma leen waa amul problème neen dem ma xëy suba woo ko na ko mataan ma ne ko dama am benn tournoi bu mu war a dem lu simple mun ma yow looy wuti ci lutte simple ma ne ko non dafa am benn tournoi damaa bëgg a dem ci lutte simple damay bëri mun ma demal préparer ji combat am nga combat moo gën ngay dem lutte simple waaw. waaw mais dañu gis ne maanaam lutte simple ci nga war a mën a jëlee kele yu bëree bëri te maanaam bu fekkee ne ci wàllu làmb la dañu mën a wax ne foofu ngay jàngee yenn kele yu bëri pour lu mën a daan bër te maanaam bu ñu jógee foofu sa diggante ak Tapha Leer ñu bëri dañ ne maanaam manqué compétition moo la daan bu fekkoon da nga doon dem ci lutte simple bi. Tapha Leer war lu mën a daan parce que ëpp la doole. waaw côté boobu dinaa ci kontaan wax muy défaite bu mu touché aussi ci sama côté làmb et j'espère que damay sant yàlla bu baax di wax na yàlla bu nammee defar day mel ni ku yàq sama combat ak Tapha Leer wax dëgg yàlla bi ñu koy tëgg Sénégal ñu bëri kenn mësul gëm na Tapha Leer mën naa daan Boy Niang man de mësuma kaa gëm te aussi tamit li gën a man tamit li ma gën a am problème ci làmb mooy jàppale da ngay ñëw da ngay am combat. man en tant que tel mbër man maay dem maay lijjanti mbër yi seen i kaar supporters yi maa leen di lijjantil bus yu leen yóbbu maa leen lijjantil waaw yooyu yëpp xam nga yooyu yëpp mooy li ma la wax rek sama combat ak Tapha Leer du manqué compétition parce que sama combat ak Tapha Leer li ma ci entraîné mosuma ko entraîné ci combat mais mën naa daal ñàkk a jàppale moo ma xañ combat boobu. waaw mais xam nga mbër mën nga entraîné dégg nga am doole mais du am compétition. mais compétition li ko gars yi foogi compétition lenn la rek ah. tey dama lay wax benn affaire boo ëppoon doole ci àdduna bi ëpp technique ci ëpp doole ci àdduna bi te amoo expérience tamit da ngay sonn rek chaque jour boo demee ci làmb ay xale yu ndaw ñoo lay daan te j'espère que yaakaar naa loolu manqué wuñ ko bu dee ay affaire expérience bu bëree ak yooyu xam nga loolu yëpp macha allah ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax parce que tey mën naa citer am na combat yi ma daan yëpp amul benn combat boo xamante ni mën nga ni diw combat bi mu daane diw moom la daane diw déedéet man jëli ma daan mbër yëpp c'est différent. kon tey dafa nekk loo xam te ne du expérience lañ manqué mais liñ gën a manqué mooy jàppale ci dëkk bi ñu nekk fii wax dëgg yàlla bëgg nañ tamit autorités yi liñ man yëpp ñu di ko def parce que am nañ fi autorités yoo xam te ne ñu ngi ciy jàpp mais tamit dafa des am na autorités yoo xam te ni ba léegi ñun dañ leen di dégg rek waaye jàppaguñ ci aussi waaw. waaw ñu ñëw ci beneen question. dañ ne Boy Niang terewul bëre de mais maanaam day jàpp ne ku nekk ci kanamam moo la mën. waaw loolu moom bàyyi naa ko loolu moom yëfu xale la woon te boobu fug la woon rek bu nekkoon ci ñun. te et puis fu ñu musaan a toog loolu la ñuy bëgg a imposer loolu la ñuy bëgg a wane naturellement ni nga ko waxee noonu la xam ba looloo ma dal ba sama combat man sama anecdote maay rappelé musuma bëri combat bu duré 3 minutes wala 4 minutes sama combat bi mujj daal laa bëri ay 4 minutes te loolu gars yi ñoo ma téye ñu wax na ma mbër xool ci li nga jóge te et puis di encourager sama adversaire muy bébé Birahim xëy na jox nañ ko lu mu moomul wax dëgg yàlla ndax nit ki moom neex na trop bu ñu la jox victoire nga jël victoire boobu moom kon ñun yaakaar naa ñun ñu ngi féete suñu victoire ba tey jii samay supporters ak ñëpp ay sama grand yeeg ñëpp ñu ngi may woo fu ne di ma wax bi combat yi passé mbër ma félicitation kii da nga ko daan ba Sénégal gépp da nga xam ne da nga ko daan kon loolu ñun dañuy sant yàlla bu baax waaw kon nag li ci des moom mooy ñun ñoo ko war a matal quoi wax dëgg yàlla waaw. waaw léegi ñu ñëw ci wàllu staff bi. parce que sànq dama dégg nga ne ma yow yaay wuti kaar. yaa ngi dégg bu fekkee wàllu xar nga foofu ak wàllu staff bi kon staff bi lan la lay jëriñ ñëw bu fekkee yow yaay dox kaar yaay dox yeneen yi ci des yaa koy dox kon staff bi lan lay jëriñ ñëw. waaw mën naa ne staff bi ma yor wax dëgg yàlla ñoom maa leen di sant mention spéciale ku mel ni Thier ku mel ni Taalaba xam nga ak Fallou Galas Mbène bu yaa Ndey
maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax ñooñu sama staff maanaam sama staff écurie lañ ne ñoo may entraîné ñoo yor sama wàllu technique ak affaire yooyu mais ñooñu dem nañ sax ba yematuñ ci côté boobu dañuy dox ci côté yëpp parce que tey lii problème bi mooy làmb dafa nekk loo xamante ni dafa metti tey am na nit ñoo xamante ni yàlla dafa def na li ñuy àndeek nit mooy nit kuy daan de telle sorte que tamit loolu day am ci àdduna mais yàlla moo koy def kenn mënu ci dara nit ki mooy da ngay gis nit ku la bëgg rek nga am 10 défaite day ànd ak yow nga gis nit koo xamante ni xam nga boo amee victoire lay ànd ak yow mais boo amul défaite tamit boo amee défaite dootoo ko gis mais bis boo amaatee victoire di nga ko gisaat xëy na tamit yàlla mooy def loolu mais man tamit mënumaa cité na diw nii la mel diw nii la mel diw moom la diw moom non non man gisuma loolu. wax dëgg yàlla. waaw mais bu ñu ñëwee ci ñi nga wax ne ñoo la gérer wàllu technique. man benn mbër laa ci gis. yaa ngi dégg muy Thier. te Thier itam des na doon champion boobu noonu. te dama yaakaar ne mbër moo ko war a mën a yor. Thier boobu ngay wax noonu ndaanaan la parce que damay wax ndaanaan ku lu fàttali leen dañuy wax jëmm jee tuuti rek mais li nekk ci xel mi mu ëpp yaram mi. wax dëgg yàlla ba xëy na nekk na koo xam te ni ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax ci dégg ak kilifteef moo ko génne ci làmb parce que tey ay waajuram ñoo taxaw ba xëy tere ko làmb di nuyu papaam ak yaayam bu baax a baax samay xarit lañ këram du ma fa jóg jabaram maa ngi koy gërëm bu baax kura mention spéciale à elle xam nga ñun day sonn ci ñun bu ñu amee combat dem fa lu ne la ñuy defal ci teraanga ay jabaru taala ba xam nga moom tamit mënuñu leen a fay ñaari soxnaam yëpp macha allah waaw kon Thier yàlla may na ko loo xamante nii bu ko ñàgg jàppale ci côté écurie bi fu mu mënul yóbbu booy yi amul fu mu mënul yóbbu booy yi amul man damaa jëlaal sama bopp de mais fu mu mënul yóbbu booy yi amul. mais ñàgg est-ce que gëm na ne moom mën na doon roi des arènes. bien sûr moo tax ñu takk ngeen bu dugg ci làmb te man dama jàpp le titre roi des arènes xam nga li olof Njaay di wax rek sag la boo xamante ni ku ci nekk bu dee mbalaan la boo gëmee ni war nga kaa sàngoo rek di nga ko sàngoo bu soobee yàlla. mais ñaaga bu fekkee ne bëgg na doon roi des arènes est-ce que li mu nekk nii moom du ci jóg. li ma nekk nii xëy na li olof Njaay di wax rek ku ci ne li nga jàpp ba am dara nga xalaat na jig na la doo ko bàyyi et j'espère que saafoonteeg samay mbokk jig na ma nekk ak samay famille di gisee ak ñoom jig na ma di nekk ak waa ñàgg ak waa ñeneen ak ñeneen jig na ma daal wax dëgg yàlla. man dama jàpp ne soo bëggee doon roi des arènes il faut wut koo xam ne sama waay am na xam-xamu làmb. bu yegg au niveau bi nga teg ko sa wet. wala nga dem ci écrit mais pas nga jël ñoo xam ne sa waay dunduñu làmb. yaa ngi dégg même bi ñuy xale sax fooyoo ñu làmb. nga bëgg yow ñu doon sa technique ñu gérer la côté technique nga bëgg a doon roi boobu nga mën a nekk. non mën na nekk xamal tax man la mën na nekk dama la jox benn anecdote bu ndaw fii si ñàgg HLM ñàgg ku ko yoroon du Ndaama Njaay Ndaama da daan football. mais loolu wàllu football nga may wax. non dama la jox exemple rek. football ak xam nga tey dama lay jox exemple waaw dama la jox benn exemple bu ndaw parce que tey nit ki li mu bëgg rek la mën a yor Cheikh boo nekkoon champion nekkoon roi des arènes nekk ci dëkk bi te xam nga te sentiroo ànd ak man tamit su ma la woowee nga jege ma dama lay sonal sama bopp mais de ce fait que bu fekkee Cheikh xamoo dara sax ci làmb mais bëgg nga ko bëgg mbër mi di ànd ak moom yàlla mën na leen suturaal ci bëgg ko ngeen bëgg yàlla yéene lay fay quoi mais du fay du question que nit ki xam-xam la ko yàlla di fay yéene la yàlla di fay doomu aadama waaw parce que nit a ngi fi xam dara di ko utiliser mu jariñ ko nit a ngi fi xam dara utiliser wu ko te jariñul kenn dara te yaakaar naa kaay ma dar wax dëgg yàlla même buñ ko xamul tamit am nañu yéene ji rek mooy na yéene na mbër avancé te opportunité lépp luñ xam ak lépp luñ gis tamit ñoom ñu ngi koy def waaw. waaw léegi bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci wàllu droite. waaw loxo bi pourquoi yow saa yu bëre da ngay jiital loxo ba gars yi xam ne booy ñàgg coup bii la ma war a dóor. waaw mais c'est-à-dire nit tamit xam nga man li may wax ci làmb chaque jour rek damay wax ne làmb moom warut a mën a yomb parce que affaire góor la comme man bu ma dóorul ñu dóore ma baa may njëkk a dóor rek te yaakaar naa heure bu ma dóoree buntu feeñ kay man seetlu naa mbër yu bëri ma bëreel fii ku ci ñeme booy ñàgg tamit buñ taxawee non boo encaissé moom li lay dese dootul bëri te boo seetloo sama làmb yëpp noonu la demee mbër yi ma bëreel yëpp dama leen a dóor bañ daw song ma c'est parce que tamit aussi tamit demoon nañ ba toll guddi yoo xam te ni gars yi dañ ñu doon wax nañ bàyyi dóore bi parce que boo ko bàyyiwul dootoo am combat man leen sa waay làmb dóor la ñu wax. waaw mais dafa toll foo xam ne boo bëggee doon champion. sa kele bi nga xam ne mooy sa point fort il faut nga di ko nëbb. ah mais sëñ Cheikh. fu ngay nëbb kele bi. sëñ Cheikh yow bu la gars yi dóor ay missile nga denc say missile mbaa du la yàgg say missile du ngeen tàkk. waaw mais doo même bu fekkee da ngay tàkk sax. mais il faut ngay nëbb kele bi. ba mu jot foo xam ne si bu nga yegg foo xam ne si bii c'est normal nga utiliser ko mais soo bëggee ñëw tout le temps ngay wane dóor bi di wane dóor bi mbër yi duñ la jël. sama papa am na lu may conseil sama papa
xam nga benn jour damaa rii damaa kontaan ñu ñëw sama papa gars yi toog na ko waa papa looy conseil mbër ci combat mu ne ko man daal leen laa koy conseillé gars yi mu ne ko bu demee na xeex na bëre man comme sama papa may conseil lii kon kay ma demee damaa war a xeex bëri mais Cheikh dama lay jox un exemple benn mag wax na ma ko nee na ma doom ñaar ñoo gis ñu xuloo ba tegante dënn mu ne ko mu ne bu la saagaa ndey mu ne ko dóoral ndax boo yéexee ki la saaga boo yéexee mu dóor la parce que loolu la Olof Ndiaye wax quoi nee nañ nit ki doo yor say missile di xool ba gars yi dóor lay missile ba say bal tàkk sa kaw loolu erreur la te man j'espère que nekk naa mbër boo xamante nii man jàpp naa ni bu ma taxawee samay supporter nekk sama ginnaaw rek man pour man bu ma taxawee ak yow dama laa war a daan léegi dem ñibbi libérer samay supporter moo tax man ñaanuma yàlla di am combat bu yàgg bépp mbër bu may bëreel nga dëggal sa bopp di nga ma song ñu bëre wala ma xeex ak yow ba nga génn saako yi waaw. mais est-ce que du manqué entraînement moo tax nga di ko def. du manqué entraînement ñun dañuy contact ay 1 heure de temps te duñ sonn te j'espère que ñun li ñu am kenn am ko bépp mbër bu bëgg condition bu bëri da ngay ñëw Lac Rose duni fi la ne lépp tey limal ma ban champion ngay lim ci Sénégal bu fi dul entraîné ci. mais mën nga uf duni te doo ci dem wala boo ci demee tey suba nga tëb ko. non loolu ñun moom ci lañ dëkk wax dëgg yàlla ci duni lañ dëkk chaque jour ñu ngi ci. ñu ñëw ci wàllu mystique Boy Niang est-ce que mystique na. Boy Niang mystique waaw mystique moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci def liñ mën xëy na tamit dañ na mystique. waxuma ñu ngi ci def liñ mën Boy Niang mystique na ou non. waaw mystique xam nga mystique mooy yomb la xam daal est-ce que mystique dañ koy dégg rek mais du looy làmb di ko daj wala looy xool di ko gis te damay dégg mag ñi naan liy daan mbër demul làmb te parfaitement man gëm naa loolu parce que lii daan mbër demul làmb mais aussi tamit mystique dafa nekk loo xamante ni yombul daal parce que mën naan daal mystique daal doon na loo xamante ni lu bokk ci làmb la man damay dégg chaque jour bu nit ñi waxee ñun la mystique mooy mujjee mystique moo njëkkee ci làmb. mooy njëkk ci làmb. foo teg loolu. dama amoon benn combat du ma tudd tur nag bala ñu yaakaar damay yàq der ndax combat boobu ci laa jógee gëm na mystique moo njiitu ci làmb parce que combat bi dama ci jógee feebar bu metti toog naa 3 mois yam te ni du ma def dara ndax feebar kon loolu tax man la mystique moo jiitu ci làmb parce que yaakaar naa bu doon jiital naa mystique ba am ci dara kon yaakaar naa lépp lu ñëw dina ko fekk waaw. kon Boy Niang mos na dem ci làmb ñu jàpp ko ba gisatul ki muy bëreel. du question gisatuma de bu ma nee gisatuma loolu ay wax ju yàqu la rek mais xëy na làmb mystique lim lay jàppee mooy tey mystique mën na la jàpp nagamal say cër ba tey Cheikh fort bi nga amoon dootoo ko am kele bu ñu la daan def ngay bañ bu ñu la ko defee da ngay nangu c'est parce que si cër yi moo dul exister mais nit ku ci ne booy bëreeg nit di nga ko gis loolu moom mënul ñàkk dégg naa fi nag ay mbër wax dëgg yàlla du ma wax na loolu amul mais ku ci nekk la nga gis rek ngay wax man li ma gis rek laa wax toog naa fi combat gis loo xamante ni bi combat bi passé loolu dafa continuer ci man mu def ma feebar bu metti aussi maa ngi gërëm sama grand frère bu baax a baax Mbaye Sarr Mbaye Diouf maa ngi koy gërëm bu wér tam dëkk Mbour bi loolu passé moo ma yóbboon ma nekk Mbour def naa fa 3 mois ak mois après mu yóbbu ma sedeb si xam nga may def yenn complexe yu bëri xam nga dama koy gërëm bu baax Mbaye ak soxnaam bu baax waaw di gërëm soxnaam yëpp waaw di leen gërëm ak ay doomam waaw. lan nga bëggoon wax te laajuma la ko. li ma bëgg a wax te laajuma ko mooy ñun sunu dëkk bi ñu dëkk waaw muy ñàgg nekk na dëkk boo xamante ne nii wax dëgg yàlla ñun war nañoo xool nan la ñu war a mën a fexe ba doon benn waaw muy ci côté làmb côté politiciens yi ak côté ñëpp aussi ñu rafetoo suñu biir aussi rafetoo gi mooy lan mooy ñu rafetoo ak gan yi ñu dalal ci gan yi fi ñëw ñu ñoo leen war a dalal muy fu mel ni ay cité Sokabek ay cité Tawféex ñooñu dañoo bokk ci ñàgg parce que rafetoo gi mooy lan mooy dama na chaque jour àdduna yow mi dëkk sa néeg boo sañoon sa kër yaa fi ëppi néeg waaye boo amee néeg yu bëri te amul dëkk waaye amul njariñ waaw tamit aussi di leen wax aussi tamit waa hôtel yi tamit waaw di leen wax na tamit ñooñu tamit dañoo war a contribuer ci dëkk bi di jàppale jeunes yi fi ne que muy woykat yi muy rappeurs yi muy ku mën a doon artistes comédiens yi xam nga loolu tamit contribuer bu lu rafet la aussi tamit ci loolu di wax na tamit comme lu mel ni ay Bounaba ñooñu tamit dañoo ñëw fii doon bees ñu tamit dañu war a dalal saafonteeg ñoom xam nga wan leen na leen lu mel ni ay kër Assane kër Bala kër Mayra Mbeng kër Burxaan Déni Géej wax dëgg yàlla ñooñu dañoo bokk ci ñun te yaakaar naa ne lépp ñàgg la te et puis liñ leen di wax du dara
et tamit waa ñàgg ñeseen aussi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax di wax na man daal loolu bokk na ci li ma gën a touché man jàpp naa ne ñun ñëpp war nañoo mën a booloo doon benn te et puis tamit li may gën a wax Cheikh di ko ñaax waa dëkk bi yëpp di ñaax waa ASC yi te ndax dañ jublu ci loo xam te ni mu ngi ñëw muy nawetaan nawetaan c'est juste un sport fair play bañ koy def c'était pour boole bu njëkk nawetaan da doon nekk ay dëkk ak dëkk te ñu dem ba ñàgg ay ñaata ASC ñoo fi génn ASC HLM ASC Falen yëgoo xam nga ñu ngi leen di gërëm bu baax sama koñ di gërëm seen président ASC bi di nu mu tuddee sax Ibrahima Ndoye ñu ngi koy gërëm ak Maguette Ndiour ak soxnaam ñu ngi leen di gërëm bu baax Ndeye Binta kenn kooku mention spéciale la xayal sama mag la kooku moom sama mag la xam nga di leen wax aussi ay ASC Cité Tawfekh Sokabek di leen wax ne ñun ñëpp ñoo bokk parce que yaakaar moom awma équipe man équipe yëpp lay supporté j'espère que demoon na sax ba tolloon na benn nawetaan boo xam te ni seetaani moom benn match. non ci club yu mag yi laa wax. club yu mag yi ah mais pour équipe bu mag bi mooy sama équipe Barcelone. Barça mooy sama équipe wax dëgg yàlla. ok léegi ñu ci wàllu politiciens yi ak Boy Niang est-ce que ñoom bu amee combat ñoom dañ ciy jàpp. waaw dañ ci am na ñoom te ni dañ ciy jàpp parfois quoi parfois boo amee combat dinañ ñëw jàppale la mais parfois tamit sa combat day da ngay am yeneen combat di leen woo xëy na doo leen dégg waaw di gërëm aussi ku mel ni monsieur le maire waaw sama combat gay naa ko def na ci lim man yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm aussi Papis Diop. parce que damay wax na man nekk naa nit ko xam te ni boo ma jàppale woon loo xam te ni passé na ay at sax bu jotee dinaa wax na diw gërëme na maa ngi gërëm diw ndax jàppale na ma nangam di gërëm Ibrahima Ndoye di ko wax bu baax di gërëm tamit ku mel ni docteur Wade man jàppewuma ko politicien ndax docteur Wade ba mu bëriwul ci làmb sax comme man sama xarit la dama tàmmoon quoi te tamit jabaram sama doomu ndijaay la maanaam sama papa ndijaayam la ay dañuy kalante sama chéri la affaire yooyu xat saa Ndoye maa ngi koy gërëm bu baax damay jékki-jékki dem këram naka tey ay ginaar laa bëgg nga togg kon kooku du affaire làmb moo ñu boole docteur Wade mention spéciale à lui. léegi nag da ngeen naqaree dëkkal yéen bëri. Boy Niang ak ay jabaru magam. jee. da ngeen naqaree dëkkal. laa ñooñu moom mënu ma leen fay wax dëgg yàlla dama leen a sonal Cheikh ñooñu moom wax dëgg yàlla man xam naa ne man dama koy wax sax nee naa leen bis bu mu tukkee woon leen ginnaaw da ngeen ma gelu ba feebar te loolu laay bañ xam nga. ñooñu moom samay xarit lañ samay lépp lañ wax dëgg yàlla maa leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm aussi ku mel ni Maguette Ndiour mention spéciale à lui xam nga ak soxnaam fameem waa Tëngéej xam nga papi jabaram baay Ngom ak maire bi ak rakam yëpp ak maam Mbayam xam nga tamit maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. ak waaw mais si jógee boobu ñàgg ban combat la moom mu naqari ko ci àdduna. combat bi ma gën a naqari du ma wax combat bu ma gën a naqari mais défaite bi ma gën a metti laay wax ndax làmb yi ma am yëpp ma neex mais défaite bi ma gën a metti ci làmb mooy sama défaite ak tafaaleer parce que défaite boobu nekk na défaite boo xam te ni man dama bëgg mbër boo xam te ni exemple quoi du dara moo tax ma koy wax maa ngi koy sant yàlla bu baax a baax di ko gërëm aussi du question ko défaite bi moom damaa wërta daan wala làmb ku ne war ngaa daan sa morom mais dama xamoon làmb jooju fan la ma waroon yóbbu quoi moo tax mu metti ma. li may tàggatoo moom xam nga comme d'habitude rek di gërëm waa ñàgg bu baax a baax di gërëm waa ñàgg xam nga mënu ma leen fay di gërëm waa Saaw waa Noto xam nga waa Morolan di gërëm sama xarit sama mag dëw ba Morolan maa ngi gërëm aussi waa Goudomp sama doom yaay Jos ak Laay Bari sama gaay yëpp maa leen di gërëm waa Bignona xam nga sama maman may jéeme maa ngi koy gërëm xam nga di gërëm ay grand yu baax a baax bi ma demee Bignona dañuy sonn ci man ku mel ni aada xam nga ay grand Sonko ñun bu ma demee Bignona damay mel ni seen kër bu ma fa duggee non man damay mujj sax di ko gërëm bu baax ak ay rakam ñëpp maa leen di gërëm ay grand Sonko famille Sonko bi nekk Bignona yëpp maa leen di gërëm grand Adzo maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla di ko wax yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg di gërëm sama doom nday Cheikh Sadibou Ba waa Kassor maa leen di gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla aussi bu baax di gërëm waa bënn ba kër Mayram Mbeng kër Bala kër Assane kër Bourxaan kër Daouda Sarr Déni Géej di gërëm waa fii tamit nu mu tuddati waa Ñaseen ak waa ñàgg pël tamit mënu ma wax ba pare te gërëmoo leen di gërëm Cité Tawfekh Cité Sokabek Namora di gërëm aussi sama waa famille bu baax a baax comme ni ma la ko waxee woon Fama maa ngi koy gërëm bu baax di wax Fama li nga jógtee ci famille Ndioussène yàlla na la si yàlla dimbali yàlla na si yàlla suturaal ba nga li nga ci bëgg yëpp yàlla na la ko yàlla defal di gërëm waa Meewaan di gërëm waa fépp wax dëgg yàlla waa Louga sama doomu baay ay Anta Belel maa ngi koy gërëm bu baax a baax ndax ci julli gi dañoo def acte bu rafet ñoom ñëpp ñu bàyyi ko ba Louga
xam nga ñëw sama kër maam waa Saaw maa leen di ziar bu baax di ziar sama yaay sama rakku yaay bi nekk Saaw daara xam nga di ko gërëm bu baax di gërëm waa hôtel yi tamit bu baax a baax parce que bu ñu amee combat dañ ci sonn fu mel ne ay Christo Rose xam nga Baye Moudou Wade gérant bi ak Baye Mass ñi fa nekk ñu ngi leen di gërëm monsieur Bokum Diouf kooku bu ñu amee combat day sonn ci ñun mooy c'est Salim ak ku mel ni Vieba ñu ngi koy gërëm bu baax moom mention spéciale à lui di gërëm aussi Khady Traza waaw ci lañ bokk lépp ci rose bi la rek ci rose bi la fay nañ la ko rose bi quoi di gërëm tamit waa Palal bu baax di gërëm ku mel ni Ibrahima Ba xam nga Ibrahima Ba wax dëgg yàlla kenn gënu ko di gërëm aussi xam nga Daouda mooy gérant bi fa nekk ay ñoom Bonbon Sucré di gërëm ku mel ni Constance xale non jigéen ju baax wax dëgg yàlla maa ngi koy gërëm bu baax mention spéciale ak Adams ak Mariama maa leen di gërëm ñoom ñi fa nekk ñëpp maa leen di gërëm waa Mbodiène aussi bu baax waaw waa Mben Siga maa leen di gërëm Mben Siga bu Mbodiène xam ak Siga voyage maa ngi gërëm ñëpp bu ma limee rek damay juum di gërëm waa hôtel Tool bi xam nga hôtel xam nga les Soleils du Vent di leen gërëm ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di wax na képp ku ma limu rek maa ngi sant yàlla bu baax di wax na xel mooy fattu di gërëm Mor Wade mention spéciale à Mor di gërëm sama famille moom du ma tudd kenn mais maa ngi gërëm sama nu ko gars yi wax rek sama champion yi di gërëm ku mel ni Assane Diouf wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla def ko mu dem ba signé ba nekk pro bu mag a mag a mag a mag a mag xam nga waaw loolu daal lañ leen di ñaanal yàlla. sa marto dal na waaw mais ñàgg mën na lépp wala woy la ñuy defar. lépp de daa mel ni am na bu ma si jotoon a man. muy ban. boobu est-ce que du woon kii sax nu mu tuddee noo ko gars yi waxtaan xam nga xalaat sax ban laa la war a mën a may quoi ndax man dama ab dictionnaire laa yor quoi. waaw dictionnaire laa. sitel ñu benn rek waaw bii moom damay tooñ sama mbokku pël yi quoi. bii benn pël la woon quoi. léegi pël bi dafa ñëw quoi gis benn bar. ñu bind ci bar restaurant. pël bi daal di jàdd rek fekk fa sama benn mbokku séeréer bu toog quoi mu ne ko gàmm na nga def alors mu ne ko sawa mu ne ko wii sawa mu ne ko gàmm lu am fii séeréer bi naka man ngóor xam nga ni fii naan moo fi am mu ne ko gàmm nu mu demee noonu mu ne ko fii daal naan moo fi am mu ne ko xoolal xam nga lu mu bëgg gàmm mu ne ko defal cocktail waxal waaj mu defal ma cocktail bi li fi nekk lépp mu jax sama jog ma mu naan séeréer bi naka ay jiga ay gàmm xam nga li nga bëgg a jël mu ne ko waay man defal loolu ñu defal ko cocktail gain boole sàngara yi nekk foofu yëpp joxal ko mu naan laa illah pël bi naan xam nga buy naan bu toogee di naan du ko yëg mu naan ba si yàgg jékki-jékki rek daan na sa mbokk séeréer bi naka gàmm séeréer bi nag mu ne ko gàmm xam nga ni yàlla moo ma mayoon lammiñ te sama lammiñ bi maa ngi koy yëy te yëgatuma voilà bu daal di toogaat naka nga ne lan séeréer bi naka looy wax nii gàmm mu toogaat bi naka gàmm mu ne ko est-ce que xam nga ni suma but yi lu mu kool ñaar lay doon ñu jikki-jikki mu jóg taxaw quoi jubrik daal di taxaw daan na këpp ci suuf daan na ko laa ilaaha illallaah gàmm mu ne kii laay tubaab mooy saal moom mu jël caxabal ak nooju ak galgal mu def ko ci butéel mu galgal ma mu daanu. waaw kon mbokki Lac Rose TV giseen ngeen ko Boy Ndiago moo nekkoon noonu moom lañ doon waxtaanal ndeysaan mu doon koo xam ne si nit ku oyof la parce que biñ ñëwee yaatal nañu ubbil ñu ay buntam pour ñu waxtaan ak moom waaw posé nañ ko ay questions yoo xam ne xaw nañ ko dépassé sax mais terewul moom tenir na ko dégg nga bu tontu ñu ci niñ ko bëggee waaw kon ñoo ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah